yaa ngi reetaan mais di nga célébrer 30 ans Gaston Production ah. ñu commencé na ko. voilà léegi nag beneen bi tam mooy nga commencé kook làmb ji stade fees na moo tax nga biddanti sax bëggoon ñu yóbbu émission ba midi. xam naa réussite bee tax. Chérif yow da nga bëgg xaalis rek wax xaalis rek ngay wax te xaalis bëggul coow. lu tax mais bëgg nañ ci taxaw na am ci organisation parce que dina ñëw ci combat bi mais. mais nag arena bi ëpp xaalis. ah. arena bi moo ëpp xaalis. sëñ Mbengue mi ngi ñuy catu nag. mais pay-per-view Gaston ñu bëri doon jàpp ne mi ngi yàq charme làmb. parce que nit ñaa ngi nii ku combat bu magee ni quand même Bombardier Balla Gaye numéro 2 mënoo koo seetaan en direct du dool ci rajo yi nga koy déglu wala yenn saa yi pirates yi xanaa ñu koy seetaan est-ce que jarul ñu taxaw ci seetlu quand même yéen ñi nga xam ne promoteur. non jarul taxaw lépp début boo gis day jafe dañoo bëgg a xamal nit ñi rek culture fay sénégalais daf ko war a am il faut ñu am culture fay gratuité dafa xew yi sax ci monde bi xewatul fenn. dans tous les pays du monde pay-per-view dafa am. Coupe d'Afrique baa ngi ñëw amul mais ñun ñoo ko mujj a door non ñun ñoo ko mujj a door Coupe d'Afrique du affaire privée kii affaire privée la on a perdu beaucoup d'argent dañuy ñàkk xaalis man tëgg naa fi làmb 92 ba bi may bàyyi làmb teyuma ko te dama daw parce que bari woon naa ci ay problème trop yoo xam ne mënuma toog sax di ko wax. terewul nga ñëwaat de. waaw peut-être terewul nga ñëwaat natt yàlla la xam nga kiy naan sàngara sax neexul ay mbokkam mais natt la bu ko yàlla teg. nattu ta poos bi. non natt yàlla la parce que li taxoon ma bàyyi affaire pay-per-view la ñuy wax dama ci ñàkk alal ñàkk ci samay lu ne ba mënatuma woon a supporter ba dem dellu si waat naa système pay-per-view am na nan ñaan yàlla bañ cee ñàkk nañ ci ñàkkee woon bay demat. nan la rapporter pay-per-view système mais dana alléger lu bëri parce que tey ñu toog seen kër pour ñu seetaan dañuy fay li ñu war a def mooy jéem a tàmm nu ñuy manipulation bi. ñu nu tàmmee di manipuler ay WhatsApp ay Instagram ay yëpp xam nga xamuñu ko woon mais léegi ñëpp a ko xam miin xam ko nit ñi il faut ñu commencer di miin loolu. dana metti loolu ci début bi mais il faut ñu commencer. mais boo jëlee combat bi passé ñaata nit ñu abonné wu ci plateforme bi. ñaata ay chiffres quand même. ça fait plus de 100 000 personnes hein. 100 000 personnes. oui 100 000 personnes yu fay. ñaata. am na ñu fay par exemple ñu jaar par Orange Money 5 000 francs la ñu fay. ñu jaar par carte bancaire 14,99 la ñu fay. loolu de moom fay nay mbër moom. waaw fay dana tane. non mën nga dindi masque bi c'est pas grave. waaw d'accord damay moytu kii bi rek xam nga. daje na ay centaine de mille ca làmb ja kon donc c'est pas grave. 20 000 places mais quand même loolu est-ce que sponsor yi fi nekkoon nag fii télévision aussi ngeen xoolaat naka leen def ngir làmb quand même delluwaat fa mu nekkoon c'est vrai que yéen a ngi ci gis seen bopp mais sport bi. mais yéen télévision. da ngeen a bëgg liggéey gratuitement rek nangu leen dugal dara ci lam mais xoolaat leen partenariat bi. ban partenariat dara da ngeen di satisfaire le public bëgg satisfaire seen i truc di xëccoo vues yi te dugalu leen ci bëggu leen ci dugal dara bëggu leen ci dugal dara. kon nu ngeen ko bàyyi pay-per-view bi du ngeen ko bàyyi. non duñ ko bàyyi man de du ma ko bàyyi fas yéene moom d'ailleurs dama koy gën a améliorer sax. léegi man li ma bëgg a laaj mooy sëñ bi Mbengue gis nañ ñoo xamante ni dañuy assister ci combat bi ñoom dañuy nekk di def ay live ci Facebook ak yeneen yu ni mel ndax loolu du leen porter préjudice. ñoom ñëpp la ñuy bloqué. wala da nga leen di bloqué tey dem ba tey ñu ngi woote. ñi gën a siiw ci live ñëpp bloqué na leen ci dañ leen di porter préjudice su fekkee ne nag bàyyi nit ñi seetaan loolu ñu defal sàcc la c'est du vol. sàcc la dañ ko tuddee tout sàcc. ñay seetaan nag ñi seetaan live ba. ñi koy seetaan mais parce que comme gis nañu live gratuitement ñu profité seetaan ci mais ki koy def ki koy diffuser mooy sàcc bi. moo tax ñu bloqué leen ñoom ñëpp ngi bëgg a dee fi ñu toll. ci am ni ci ay chaînes yu mag yu fi nekk ñu bloqué du ma tudd seen tur. non ay particulier laay wax sax ay nit mu ngi mel ni man mii rek ma nekkoon ci làmb ja ca stade ba yor sama téléphone. nekk ci live ba di filmé tam. bloqué nañ ci yu bëri mais loolu ci instant T bi ba combat bi doon am loolu am na lu mu leen indil ci ay yàqu-yàqu préjudice am na préjudice n'est-ce pas voilà te ko mën la tôt ou tard danañu début dafa difficile. waaw y a pas de préjudice amu ci Gaston kay li mu wax ni moom la. xam nga ku nu bloqué dootoo dellu beneen yoon dootoo ko def su la bloqué 6 mois 1 an parce que depuis le 4 avril am na ñu nu bloqué woon ba léegi kenn débloqué wu leen ci ay chaîne ay sites yu baax même Sénégal dégg nga wax Sénégal na ma baal àq sax ñooñu samay partenaire la moom. bu tudd site nag am na ay sites. non ay sites yu ba non sites yëpp. man bi site sax dugg sama lam parce que dama amee sama ñaari site man maa moom Post Afrique maa moom GastonProduction.com.
léegi am nga sa chaîne YouTube. waaw mais di ci fàttali guddi gi su lamb ji tasee man rek maa am priorité génne ko ci sama chaîne YouTube. ba pare beneen télévision soo partenaire soo koy génne. monsieur Mbaye est-ce que mën nañ xaar que partenariat am diggante justement pay-per-view boobu ak chaîne télé yi par exemple chaîne télé yi ñëw jënd benn ay droits de retransmission. comme ni ko yeneen compétition man mënuñu ko parce que dafa cher ci ñoom yéen xam nga da ngeen a nay bu leen a jënd dara. ñan ñoo nay. télévision yi. danoo nay mais du loolu. façon nag télévision yi la tax nga secteur privé bi dañoo ay jafe-jafe tout le temps ñu dégg ñu koy kaas. Gaston tax ngeen actif yi li ngeen exploité ci làmb kenn xamul nu mu toll làmb ji ñëpp koy jëkkante ñun on n'est pas demandeur de rien du tout làmb ji ñëpp koy jëkkante léegi ci xam nga ñun jigéen ju rafet jekk amee lépp day toog sax këram du fi nekk yi mbali ci mbedd yi. waaw mais Gaston lamb ji tamit su demee ba ñëpp bëgg seetaan ñëpp bëgg ko gis télévision ñoo ko filmé nit ñi tamit toog seen kër di ko gis. je pense que loolu tamit doo ko bañal tere mais justement sax non beneen débat la. sport moom kuy jënd image. da nga ko ku utiliser image da nga ko war a jënd ci yoon mais yow économiquement yaa ngi génn ci système bi mais est-ce que tamit de notre côté jàppoon ni mi ngi rey ferveuru làmb fii ci Sénégal. déedéet mi ngi koy yokk sax le contraire parce que tey làmb ji ñëpp léegi dañuy xalaat loolu sax communication la marketing la ñëpp dañuy xalaat per-view léegi ay autorités étatiques dañu taxaw sax di ma ñu jëndee di laaj. ñu jënd ñu leen koy yónnee. pour ñu mën a seetal dañuy politique moo tax. seen militant non pas politique. seen njaboot parce que politique dafa am fu mu yem. day am un instant boo xam ne seen njaboot ngay xalaat. mais grand loolu démocratiser wu leen ko de ñi seen poste diis ñoo mën a seetaan loolu mais soo duggee biir Sénégal ñoo xam ne amuñ sax connexion internet boo xamee ni. fort na ba ñu mën a seetaan mais yéen ki jël seen signature joxu leen ko sax ngeen porté ko plainte. waaw benn télévision bu seen morom bu jël seen kenn ñu mu laal seen signal. d'ailleurs lu mel noonu amoon na fi. kenn ñu mu laal seen signal ku laal seen signal ngeen porté ko plainte. ñu fàttali combat bi. alors Gaston combat ñun daal dañu bëgg leen neex rek ñun. non ñun dañ lay laaj mais suñu la laajee mën nga répondre au lieu damay tontu ñi ngeen di laajee suliwaat ay yeneen question man précurseur man damay tontu je suis offensif ku ma laaj loo xam ne ma delloo leen ko. on est en sport da ngay répondre mais c'est le fair play moo tax da ngeen koy nangu yéen itam. mais seen signal ku ko laal xam. mais li la bëgg laaj mooy combat bi dañ ci gagné doublement Gaston parce que ñu ngi fàttali non on rappelle que juillet la waroon am mbas mi amoon fii deuxième vague troisième vague bi ñu dàqoon ko ren encore ba indi ko ci fin d'année bi ngeen indiwaat ko. waaw mais mënu ma ci gagné doublement le contraire daf ma porté préjudice. parce que à l'époque jaayoon nga déjà. non jaay moom dara non ña jëndoon ñëpp dañ ko reporté ci combat bi le contraire moo porté préjudice le contraire toog di def sa xaalis di xaar mbas mi téenu dinu xaarloo te kenn muy état ñu ngi may dégg kenn ñëwul subventionné ñu subventionné par exemple peut-être les télévisions le transport la culture la musique ñëpp subventionné nañu ci Sénégal ñun 1000 milliards yi ñuy wax di gisuñu ci un franc. non parce que mais nag sponsor yi mi ngi am comme ni mu daan amee avant. non encore une fois sponsor yi amul ni mu daan amee. parce que man seul Orange li ma daan jox nit ñi ci leen ma doon maasu shérif gi ci leen ma daan catoo sax di ma wax lu ne dafa ni maa ngi xaalis mais boo lu la jox nga joxaat ko mbëri leen ma doon jox am esprit de partage moo tax ma commencé woon yóbbu làmb ji 100 millions. xam nga mbër yéen li ngeen jàng lépp da ngeen mën a am 10 millions par mois. mais comme on dit mag du fecc ci yàlla naa dee bu fekkonte ne làmb ji amoo ci dara doo dem ñëwaat wala. xam nga loolu la ma nit ñi daan wax ba ma bàyyee promoteur yëpp dajaloo nañu mënunoo am sax 1 millier mu li ma doon am. ba ñoom ñëpp a sonn ñoom ñëpp a nekk ci coono. mais yow lu la kii pour nga ñëwaat. déggoo ma ni nattu yàlla. sàngara koy naan nattu yàlla rek nattu yàlla la wax soxna naata wax maanaam daal nekkul loo xam ne daal dafa naqare bàyyi neex na quand même moo tax. non déggoo ma ne la xam nga sàngara neexul neex na ñi ci yàlla nattu day neex ci ñoom man mi ci yàlla nattuwul du ma ko laal. cachet mbër yi nag. ay ca alaaji Daawda mi. bàyyi Daawda mu wax. non waaw nan la déedéet Chérif loolu mu wax dinañ ci ñëwaat waaye dañuy bàyyi Daawda mu wax après ñu ñëwaat ci. man li may laaj mooy règlement bi est-ce que jotul pour que ñu changer ko parce que gis nañ ni dernièrement ay làmb yu bëri yu nga xamante ne ay ténor sénégalais yi fay seen xaalis di xaar mais làmb bi dafay jeex sur décision arbitrale du am chute du am dara est-ce que jàppoo ni fi mu toll nii jot na pour que ñu changer règlement bi. wax nga dëgg làmb ji moom côté boobu jot nañu changer ko parce que dañu doon changer làmb xam nga daan am yu daan xew mbër yi tappale wala ñuy daw di daw ba làmb tas kenn du truc ñu ni léegi nan sa nañuy calculer avertissement yi pour li ci sanctionner mais nag ñu koy calculer nii
c'est très dur. c'est-à-dire que tey mënoon nañu bàyyi même soo amee 10 avertissement ñu bàyyi ba temps bi jeex. parce que mën nga am 10 avertissement laa mu dem ba def 1 minute nga dam suñu demee nag ba temps bi jeex ba def prolongation bi mu jeex ñu soog di commencer calculer ni yow ko ci biir làmb ji amoon nga temps d'avertissement kii am na temps kii moo yaa ëpp ni kii gagné na. léegi Chérif laataa ñu ñëw ci cachet bi rek ñu des ci këyit yi ndax jàpp nga ni dañoo war a dindi CNG bi indi ab fédération ndax bu fédération amee jafe-jafe yëpp dinañ deñ wala. man fédération mosuma cee ànd parce que mënul la nekk. lu tax parce que fédération dañuy ñu fédéré Sénégal yëpp parce que Sénégal du Dakar rek. du Dakar rek. donc loolu moom jafe làmb milieu làmb moo difficile làmb moom structure de ci sama li ma ci xam bopp 90 ba léegi maa ngi c'est impossible que ñu def ci fédération ca fédération mooy lan mooy mu amee làmb ji amuñu moyen yu nu amee làmb ji làmb fédération mënu ko gérer. mënu ko amul xaalis bi léegi privatisation rek la man nii nu ko privé am structure d'exception man je pense que moo ci gën. exception nag moom mënut a wéy. oui mën na wéy mais làmb mais ci làmb rek la am mais ci làmb rek la am amul feneen parce que làmb moo mel nii. leneen làmb affaire xaalis la. affaire xaalis la. moo tax mu laaj yoonal gi nag. soxna naa ko wax léegi ndax fédération gënul nga xam ne dañ koy gën a yoonal. ay nit rek la ñuy doon. structure bi CNG ay nit rek la ñu. mais fonctionnement bi moom moo nar a wute. maanaam ndax texte yi. mais fonctionnement fédération mooy lan di def ay championnat lamb mbër kenn mënu ko imposer loolu mbër kenn mënu ko defloo dara ca joxu ko xaalis bi mu bëgg. mais ndax lan am na ñoo xamante ni moom mooy seen liggéey mooy seen gagne-pain ci loolu lañu yaakaar am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy def n'est-ce pas mais suñu ko defoon tey. xam nga Sénégal dafa yàkkamti déjà période bi ñu ngi yàkkamti dañu yàkkamti suñu ko defoon tey dana toog mbër yoo xam ne daf leen di jaral 2 ans ñu bañ a bëri parce que mbër mu tàmm 50 millions 80 millions 100 millions fédération yi ñoo amul moyen ni dafay def ci benn championnat Ligue 1 Ligue 2 tel lii la ñuy fay fii la mën a xamoo nu muy ñëwee nag bu boobaa moom xëy na peut-être ma ne fédération nag bu boobaa xëy na mën na ñëw tamit comme ni nga ko foogee mën na ñëw ak doole tamit. non doole moom mënu ko ñëw mënu ko am subvention état kooku moom pétrole bee yam doole mënu ko am moom doole làmb doole làmb moom benn fédération mënu ko. léegi ci cachet yi. non cachet yi sax dañu ñëwaat ci combat koral bi comme daaw ni ko daaw. man kay yàkkamti moom lu ngeen laaj. waaw non dinañ ñëw mais combat amul benn problème ñun tamit yàkkamti wuñu. combat koral bi bëgg nañ sa analyse quand même Gaston amateur bi yow laajuñ ko promoteur mais ni nga koy analyser combat koral bi. mais combat koral bi nii waaw. Balla Gaye dafa nekkul woon d'abord parce que ku xam Balla Gaye xam ne daawul bëri nii vraiment nekkul woon dañ ko mënoon dëgg. physiquement wala mystiquement non mystiquement physiquement yëpp. manqué na entraînement ni mu daan préparé combat préparé wu. Bombardier dafa gëmoon combat bi préparé combat international bu mu doon def fële ca Pologne. MMA bi nekk di ci préparé malgré que kaaw boobu ñu ko def foofa mais kaaw ci sport la bokk. nit ñi dafa ne wàññeeku na ci mu gën ko. amené à la force. gën ko jox volonté mu ñëw continuer. dafa toogaat d'ailleurs 1 mois di entraîner. dellu si ñëw arbitrage bi tam joxoñ nañ ko baax. arbitrage bi moom c'était nul. chute bu njëkk bi am na wala. daa jël loolu. waaw Gaston loolu waroon ngeen ko wax quand même. non mais nun koy waxee. fu ñu koy waxee ñun duñu arbitre. attends ama tey bi ma wooyee à 24 heures après. mi ngi nii gaa yaa ngi. waaw action mi ngi tàmbalee ci biir gis nga. daanu na. daanu na. suñu ko joxoon fii jëlit Balla du wax mais comme arbitre xaw ma juum na fayir na ba delloo ci làmb ji mais ku ñu delloo si nag doo ñëw. mais gars yi dañ ne dafa am ay lobby yoo xamante ni Balla Gaye lañ bëgg mu gagner parce que sur le plan marketing moo tax bëgguñu woon. non pourquoi Balla Gaye. non promoteur bi sax est-ce que. mais xam nga man bi may xam victoire Balla Gaye gën ñu woon arrangé. non parce que man bi may jox Balla bi may jox Balla Gaye 4 avance. Balla day jaay effectivement comme tu dis te tey lay gën a mën a jaay mais boo koy jox 4 avance xaw ma woon day daan wala day daanu Bombardier ñëwoon nag 2 avance xaw ma woon day daan ak day daanu même Bombardier su daan woon kon ñu ni sama combat moom ak Eumeu Sène yàqu na kon day yàqu pour quelle raison Balla Gaye daanu mënu la yàq dara sama liggéey bi sur le travail paye yaa xam nooy liggéey sa combat yaa xam nooy jaayee sa combat parce que mbër yi bari wuñu de toute façon. mais arbitre aussi bu defee erreur dañ ko war a sanctionné. comme ni ko gisee ci football gi parce que il a multiplié kooku nag man maay sanctionné CNG suñ demee ba foofa ba réunion ba dën Bombardier nee na day def recours pour première chute su defee recours man nag ban na ko jox normalement sax dañ ko war a joxaat victoire am foofu mais Balla n'a pas démérité parce que tey soo gisee làmb ji d'ailleurs yuuxu naa ci waa Mbour yi les autorités de Mbour là ñi nga xam ni dañoo abandonné Bombardier
bàyyi ko moom rek stade bi ñëw 22000 places presque 20000 yëpp Balla Gaye la woon keroog. waaw parce que Balla Gaye dëkk géej waaye. non question de géej waaye dégg Mbour fii la péage baa ngi nii. Mbour fii la. waa Mbour yi ñëwoon nañu xëy na dañoo sakkan woon waaye waa Mbour yi demoon nañu de. non avec la politique c'est le sport. xam nga ñoom Mbour billets yi ñu jënd ñu ngi ko jënd la veille Bombardier jënd na 20 quarts de billets yónnee man maa ko jaay mai à mai di ci taxaw taw am na ci yoo xam ne sax dafa ne ma jël ko ci sama reliquat mais waa Mbour ñoo warul a seetaan loolu parce que bu bëggee politique wala ñu bëgg mairie wala ñu bëgg dara ñoom ñëpp. mais du loolu est-ce que Gaston Mbengue du frère am bi nga xamante ni tam xañ na moom moo ko doon gunge ci lu bëri te gisu ko loolu tamit xañ na mën na jouer. kan yi wala Bombardier moom. mais Balla Gaye aussi papa mi ko doon gunge léegi kooku affaire yàlla la yooyu dañ koy sóoraale. man mi doon tëgg làmb sama naa ko bañ a fekk. Gaston est-ce que du yéen ñeen a war a peut-être boo leen di tëgg làmb ngeen organiser wu ba de sorte à ce que ñuy jógee Mbour mën a nekk à égalité ak ñoo xamante ne Dakar bi lañu dëkk. nekk à égalité c'est-à-dire. par exemple 15000. facilité 15000 places par exemple. mais noonu la ñuy def xam nga gisoo benn côté Bombardier bi. dafa vidoon parce que dañ defoon nii. d'accord ni côté Balla Gaye fi Balla Gaye di toog yëpp Balla Gaye fay nekk fii kii mais par suñu lay xaar ci indiwoo dara nag. mais xëy na dafay toog di xaar ku indiwul dara. on espère que waa Mbour kon dinañ ko dégg ndax Gaston nee na da ngeen a abandonné seen mbër donc on espère que waa Mbour dinañ dégg message boobu. non non dama ne on espère que waa Mbour dinañ dégg message boobu ndax Gaston nee na dañoo abandonné seen ñoom mbër. ñëpp nag laa tax autorité yaak yëpp. ñoom ñëpp dara lu fulla wala luy fayda wala luy jom. doom da nga koy jàppale est-ce que du billet ñoo cher. billet non billet xam nga Sénégal yi ñu waxee billet bu cher ñun ñoo gën a yomb billet ci monde bi. monde bi nooy fayee benn combat nga fay. pouvoir d'achat tamit dafa am ñun mën nga jàpp ni billet yi dafay yomb par rapport ak monde bi te fekk. mais man amuñu pouvoir d'achat. waaw mais pour quelle raison yéen su ma fayee mbër 100 millions du ngeen toog critiquer mbër mi tax mi fay 100 millions. man ma fay def ci làmb 200 millions. lu tax du fay 100 millions. li tax man du ma fay billet bu cher. te wax du ma fay kon billet bu cher. am nga ci droit. léegi li yàq làmb ji yéen promoteur dañ leen ci joxoñ ba léegi parce que boo xoolee yow sa cas rek la ñu jël yow diggante Balla Gaye la Bombardier Eumeu Sène Gris Bordeaux ñeenti mbër yooyu comme si ñoom rek nekk ci làmb ji Gaston. ah bon. maa ngi nii joxe nga ñetti avance yoo xam ne bëreegu ko te am na ay jeunes yu xaar. école de lutte yaa ngi xaar ñetti avance yaa nga fay. mais attends man nag saa ni ma sama xaalis man damaa jógee Louga di wut si lu ma am de. pour vos beaux man maa fi jëkk a miser maa fi jëkk a def ay claf mbër yi fi nekk yëpp tey ci sama loxo la ñu génne. mais defatoo ko. waaw non mais attends. Balla Gaye nga deseel ñaari avance déjà moom. Balla Gaye ñetti avance. waaw Bombardier deseel na ma avance Eumeu Sène deseel na ma avance. lu tax ñeneen ñi non mais yeneen promoteurs yi ñu ngi fi ñu ngi tëgg làmb ji mais man damaa demoon dellu si ñëw il fallait que ma def loo xam ne dégg nga maam yëpp dañ koy waxtaane moo tax tey ngeen moom ko waxtaane def lu rëy moo tax ñu rëy ñi daal mag ñi daal nga yóotu waaw damay ñëw def lu rëy na ma génne woon noonu laay delloo si waate mbër yi fi nekk ba may génn en 2017 dem ca fédération football ña ma fi bàyyi woon rek laa fi fekkaat à part rëg-rëg ña ma defaroon bàyyi leen fi mais sa daan leen fay laa fi bokkaat fii ci seen chaîne de télévision bi mbër yëpp dajaloon VIP ñi ñuy wax VIP toog di ñëw cri du cœur di def appel à l'état xamatu fu ñu jëm état bi nañu dimbali di sarku daanaka ñoom ñëpp nag laa wax mais est-ce que yow état dooleelu la loolu waralul sa dellu si état joxuma un franc barke sëñ Bam kon wax naa ko ci télévision yëpp xanaa nag nit du ma defal teraanga may wax ni defalu ma man amuma boobu mbaadoo la defalul ma dara man maay def peut-être que moom du bëgg gars yi xam ko état man awma lu may nëbb ku xam Gaston moom xam ne amul lu muy nëbb bëtu kenn feesu sama bët du ma nëbb dara kenn defalu ma dara te war na maa defal ma parce que dama contribuer ci stabilité réew mi contribuer ci réew. profit ngay régler montage financier bi. sëriñ bi nag léegi nag dañ laa yónni woon dem bi nga ma wooyee newoon naa da ngaa bëgg a ñëw pour détruire ma mais man mënoo maa détruire. non dañuy laajte. déedéet sëñ bi Mbengue dañuy laajte rek. bëgg nga xam montage financier bi naka nga ko doxalee peut-être sans nga wax ñu peut-être somme bi naka nga def ba yor koppar boobu pour mën a avance mbër yi. waaw mais xam nga làmb encore une fois nit ñi dañu defe ne soo tëggee ay làmb rek da nga génne ay milliards teg kooku kenn mënu nekk da ngay xam ni ngay liggéeyee am say relations humaines niveau sponsoring et tout ñëw par exemple génnee benn 100 millions teg wut sa lu mat juróom benn mbër wala juróom-ñetti mbër
surtout temps booba bi may dellu si ñëpp xiifoon nañu ñëpp sonnoon nañu. yaa ngi wax sponsor yi bari wuñu. non pardon damay activé bàyyi ma àggale li ma posé. ñëpp fekk nañu soxla combat ñëwoon fii def cri du cœur di wut sax état bu leen jàppale ma dellu si waat ni man mën naa ñëw mbër mi li mu bëgg mooy nañ ko rassuré rek dogal njëgam bu mu wóor ko ni am na déjà lu mu dépensé ci fan yi te dog nañu njëgam bu mën a am espoir parce que espoir yi dafa baax yaakaar dafa baax ñuy yaakaar tey nga jox nga Balla Gaye par exemple 20 millions jox nga Eumeu Sène 20 millions jox nga ki ku ci ne nga jox ko 20 millions ou 10 millions serré devant avocat et tout ngeen def seen truc parce que eggagul seen ñoom ñëpp léegi xam na ni am nañu combat yaakaar nañu lekk nañu xaalis yow nag nga toog léegi amee sa kii boobu support boobu ngay amee di jaay say combat. d'accord léegi annoncé nga Bombardier Eumeu Sène annoncé nga ko en mars mais am na lu fi juloon coow aussi mooy Aziz Ndiaye sortie bi mu defoon par rapport au combat. Boy Niang Balla Gaye étant donné que Balla Gaye daanoon na léegi waratuñoo bañ Boy Niang. non Aziz Ndiaye même su Balla Gaye daanoon loolu coow rek xam nga làmb na dafa bari coow. ci Aziz Ndiaye mooy tëgg samay combat man maa tëgg sama combat. combat boobu kenn dégguma ji may wax man samay combat man maa leen tëgg maa dese Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène. da ngaa faral Balla Gaye dese waaw parce que day jaay yow yaa ngi nii li tax jóge woo fii dem ci télévision yi ndax yi wala site yi ndax da ngaa bëgg doo am da ngaa xam ni fii télévision bu mag la bu baax la. waaw loolu man tam damaa xam ne Balla Gaye moom itam day jaay. wala fi mooy télé bu mag bi. waaw moom Balla Gaye bu mag la. léegi donc ñun ñëpp ma jox leen avance. finalisé gu ma ci dara. jàpp ko dara. ma ne la finalisé gu ma ci dara jàpp naa rek am naa ay vision ci ay période parce que vision léegi soo ko amee aussi da ngay tey parce que combat yi fi nekk yëpp ba ci ñoom Papa Sow Sita ñun ñëpp c'était depuis 2 ans et demi. te taxul mu am ba léegi Balla bii combat c'était depuis le 31 juillet 6 mois après la am nit ñi il faut que ñu tey Aziz Ndiaye bi muy wax loolu. moi je connais bien Aziz moom da doon wax pour peut-être yaay combat bi wala indiwaat coow parce que xam nga Aziz dafa bëgg nag di indi coow léeg-léeg surtout ci milieu lamb mais man sama lamb maa ko moom tey d'ailleurs de tout le temps je dis que jusqu'au mois de mars avant koor gi benn combat dina ci am mooy Eumeu Sène Bombardier le 27 le 27 mars incha allah kooku suñu yàlla yóbboo foofu dara gàllankoorunu loo xam ni cas de force majeure la. ci la du koy bëri. tey yeneen combat yi ci des man danaa toog ak samay man maa moom sama bopp kenn du ma guidé seet ba xam lan mooy yoon làmb ak lan moo mën a defar sama làmb. soit Balla Gaye je ne sais pas tane na tanewul dana dem seet boppam. dana dem seet boppam parce que mënatuma fi nekk di teg làmb di reporter ñu ni ba ci kii bi ñuy reporter. yàlla na ko yàlla may tànn ak lépp. kan noonu Balla Gaye lu ko daal ba mu. non Balla Gaye ku wax ku ne xam ne ni nekkul dara daanu ko nag loo xam ne moo ko tax mu daanu. Bombardier daf ko man keroog daan ko. waaw kon kay na ñëw ba daf ko man daan ko mais bëriwaat man maay seet samay période parce que d'abord le mois d'avril. koor gi la le mois de mai ñëw na presque. da nga koo bëgg a may temps daal. non comme may temps Gris Bordeaux bi ma koy jox avance. dama ko waxoon benn date. mu ni ma may ma il faut nga may ma 1 an. pour ma defal mais mbër am na droit ñaan. d'accord dernière question football lay doon nekkoon nga ci fédération bi CAN bi day démarrer dimanche Sénégal ñu ngi leen war a jox drapeau bi tey Azak Ndiambour moom xaju fi déjà ñoom ñu ngi ci suuf championnat war nga leen ñu jël ndar war nga leen a dimbale ñoom it Ndiambour lu tax loolu lu waral man maa jël Ndiambour jox ko président bi fi nekk tey président bi nekk boobu politique ko gënal amee Ndiambour tout le monde a regretté football bi léegi saa Sénégal quand même xanaa di nga ñëwaat jàpp ci même si jafe-jafe amoon na sa diggante ak fédération bi. non jafe-jafe mosu ci am man sportif la man fédération dañu gisoon liggéey bi ma liggéey jigi bi man nitu football la ma nekkoon président Ndiambour ñu dañ ma ñaan sax pour ma ñëw ci football keroog ba ñuy ba tey fédération individuellement voix maa fa ëppoon voix président sama ko ay voix parce que ñëpp a ne woon que Gaston na ñëw et la preuve ba ma ñëw it ci les sponsors yi dellu sax yéen ñëpp te ngeen di seen fédération daan équipe bi daan football doo gis benn banderole bu nekk ci terrain
ma indaale samay sponsor. teg leen la ma ci def équipe bi rek jaay na boppam nag. waaw non ba may ñëw booba jaay booba lekkay jaay na boppam. si équipe non xam nga nit ki nag dañ koy delloo nag li mu moom nag. ñun ñëpp ay sénégalais lañ leen yéene te jàmm cay waxante. waxal nit ki di ko d'accord ci li mu liggéey mais amoon naag diis naag tel tel. mais kon lu tax ñu néewal la doole. fekkee amoon nga fa njëriñ boobu ba nga génn dem sa yoon. non man non néewal ma doole man Gaston koo mën a néewal doole. kenn néewal ma doole man maa bëggoon a dellu si waat ci làmb ji et puis football bi sonaloon na ma ci amalu ma njariñ la ma ci doon def naa ko ci. ba tey li ma ciy def maa ngi leen di supporter maa ngi bu tey su ma sañoon day coupe d'Afrique bi fi lay ñëw et tout ça mais il faut ay coow football yooyu maa tax may wax affaire fédération. naka la ba jëli ndam li kooku nag ñoo ko xam ñoom. ni ñuy def ba jëli ndam Sénégal la nga wax nga. waaw mais ni ñuy def ba joxe sa xalaat. non déglu ma nag ma wax la man ba yàlla de ni ñuy def ba jëli ndam. mais mën nga joxe sa xalaat. ay tegtal mooy liggéey gëm seen bopp. liggéey gëm seen bopp mooy tax ñu indi ndam li. pas de mystique. non mystique moom mënuñoo fexe ba duñ ko def parce que sénégalais moo bëgg mystique yéen sax ba ngeen di jógee seen kër diwu ngeen. dara leerul si waaw ñeen ñi ñëpp a diwu. dara leerul si seen digg yi boo xooloon takk ngeen dara. diw bi kay fa la ëppee. Chérif Adja Marcel voilà la dernière question nag juste avant ñuy. d'accord dama bëgg rek ñu dellusiwaat ci làmb ji. Balla Gaye Eumeu Sène benn ci affiche yi la. waaw ci nga préparé Eumeu Sène waxoon na ne après deuxième combat am contre Balla que dootul daje ak waa kër Balla Gaye naka nga def ba convaincre Eumeu Sène pour mu bëreewaat ak moom. waaw mais kooku wax mbir la rek Eumeu Sène man ñoom ñëpp sama doom lañu ñoom ñëpp sama doom lañu te ñoom ñëpp sama loxo bii nag lañu aw modestie à part. d'accord li ñuy fayu li ñuy def yëpp ñoom ñëpp xam nañu man xam naa Eumeu Sène xam nga li ñuy wax rek supporters yi en général ak àndandoo mbëri toujours ñooy créer ay situation ci làmb ci à travers les médias ci ji dafa bari ne ku wax dara ñu amplifier ko Eumeu Sène su ne du bëreeg Balla Gaye man na ko wax mer jàpp ko ci tàng show man na am seen i divergence mu toog du bëreeg Balla Gaye mais soo toogee moom wax ak moom ni ko yow tey yow say adversaire bariwul benn ñaareel ba soo xoolee ancienne gloire yi toog te ñoom ñëpp a sonn te yéen ñëpp la ngeen jeexal ci làmb soo paree ci association ba nga jëm prépare ta vie ton avenir wax ak moom posément mu comprendre parce que supporters yi wax tout le temps mbër mi suy jëli avance du leen tàggu de day làqatu ñëw kër Gaston jël avance am su reyante am ak violence am ñoom ñoo koy def pour yàqal mbër mi te mbër mi du ci tàggu kenn du ci mas dërëmu mbër pour quelle raison mbër mi war leen a gën a liggéey ndeg il faut ñu delloo seen xel bàyyi violence bi sama lamb ji passé le premier keroog armada policier yëpp a ñëw génn gendarme yi assurer sécurité route nationale bi yëpp ma leen di gërëm au passage parce que la sécurité a joué son rôle la gendarmerie noonu les sapeurs pompiers noonu te loolu man ma ko épargner su ñëpp yaru woon police sax jaru muy taxaw ci mbedd mi merci mais on est indiscipliné on ne respecte personne taxaw di yàq te ñuy yàq ñëpp amaluñu njariñ mbër mi te mbër mi du leen jox dërëm suy jëlee avance du leen tax. dëgg la ñu ñàkk fayda di xeex ak di xuloo. jour moom force de l'ordre yi ñoo fay quand même liggéey bu rafet quoi parce que deux grands événements moom mooy Bercy bi fële Dakar Arena ak yow mais dégguñ fi problème. moo tax waaw mais nag Dakar Arena bi am na xaalis. loolu dama la wax kooku nga tëggoon xamuñ ci dara. ñun de lii yàlla nañu jig sama xarit bi Youssou Ndour moom boo ma jaar këram sax mu sedd moom booy dem kon yóbbaale on nous souhaite une bonne année yaakaar ni quand même dina nekk année de lutte ah. waaw normalement mbëri bëre ji école de lutte yi xale yi nekk aussi mën a bëre Gaston. Chérif, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans dernière question. yàlla lamb ji vraiment nekk au devant de la scène. di ñaan yàlla aussi ñu jógee Coupe d'Afrique avec. ndam li. amiin te ñëpp jubóo it foofa. monde sportif yëpp jubóo. fédération bi ña fi nekkoon ak ñi bëggoon a nekk ak ñi nekkul woon ak ñëpp. bëgg ànd nekk benn parce que affaire bi kenn moomu ko doon. Sénégal moo ko moom jiital Sénégal. Gaston moomu ko Augustin moomu ko Madi moomu ko yow moomu ko keneen moomu ko. ñoom ñëpp dañ fiy jaar dem ñu leen gënoon a ëppoon xarañ fukki yoon ñoo fi jaar dem nañu. indiwul yàlla dogal woon ñu indi ndam li. tey toll nañ ci temps boo xam ne tey lu ne war naa maanaam Sénégal parce que ñëpp léegi intéressé wu nañ ci et tout mais nag su fi nekkee di xiiroo ŋaayoo ku nekk yenu sa butéel ñëw indi butéel buy yàq ñëw butéel buy defar ñëw
liggéey bi moo ëpp solo. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf Gaston Mbengue promoteur de lutte moom lañ doon dalal sant ko gërëm ko bu baax a baax contrôle à la sortie pour tout le monde palpation ndax Gaston Mbengue nee nañ fii nit ñi dañoo takk ay téere yow Chérif ci yow la ñuy commencé. non yow yaa gën a garaaw ñëpp la. dañuy.